que ni comme ni nga ko waxee booy dugg ci kër da ngay jaar ci bunt bi te it bi ñu ñëwee fekk leen fii amaan na caravane lañ doon def mais dama ni lii moom c'est une bonne occasion pour ñu ñëw wàcc ci waxtaan ak yéen ndax ku dugg ci kër jaar sa bunt ba jaar nga fi nga war a jaar mais également ngeen accueillir ñu accueil bu am solo bi accueil bu ànd ak dal mais aussi bu ànd ak mbégte donc bu ñu la nuyoo nañ population Balabé yëpp plus précisément cité Ibrahima Sarr wax nga ko ci sa doléance parce que nee nga cité Ibrahima Sarr kenn enregistré wu ko ci registre des domaines et je pense que ni loolu dégg nañ ko te it bés bu ñu yàlla tegee ci collectivité territoriale ça sera notre préoccupation pour delloo leen li nga xamante ni yéen a ko moom ndax ñun li ñu yéenee rek li ñu yitte mooy àq ak yelleef askan wi ñu dollee leen ko ndax dama jàpp ni booy jiite da nga war a yemale ñëpp askan wi li ñu soxla war nga leen ko defal donc je pense que ni point boobu jël nañ engagement ni bés bu ñu dénkee maire yi den ci taxaw ci ni mu gën a gaawee donc di wax ni ñu ngi nuyu également suñu responsable yi nga xamante ni tey ñoom la ñu fekk ci fii ñu dalal ñu comité électoral bi su ma leen nuyoo rek ñuy naan ñëpp ñuy jigéen ñi ñuy ndaw ñi nuyu tous les notables yi nga xamante ni ñu ngi fii préoccupation yi nag wax nga ko parce que ñun loolu rek ñu tax a jóg donc je pense que dañ nekk ci campagne électorale ñëpp jàpp ni campagne promesse la te it ñu bëri dañ naan ñiy politique dañuy xaar ba élection ñëw ñu tenir ay promesses te duñ ko respecté mais ku xam le président Abdoulaye Dièye xam ni jëfam mooy jiitu waxam ndaxte loolu suñu yéene wax loo xamante ni mën nañ ko mais jëf loo xamante ni askan bi yëpp ñoo koy bokk li nga fi wax préoccupation yi dégg nañ ko te sa suñu mbokk yi nga xamante ni ñoom laa nekk di liggéeyal wax nañ ma ko waxaat ko te loolu vraiment xam nañ ni seen préoccupation la wàllu sécurité bi wax nga ko fii à Cité Balabé ñoom bañ ñëwee di ma wax jafe-jafe yi ñu am ci éclairage je pense que ni problème de sécurité bi moo taxoon ñu wax loolu parce que aussi quartier bu amul éclairage public donc da ngay exposé ci insécurité donc loolu vraiment dinañ ci taxaw indi ci ay saafara bés bi nga xamante ni dénk nañu li nga xamante ni tey mooy collectivité yi mais également wax nga le problème accès à l'eau donc yooyu je pense que c'est des investissements yoo xamante ni c'est des grands projets yoo xamante ni État du Sénégal moo war a jël responsabilité mais devoir la par maire yi aussi ñoom ñu yëkkati projet yooyu ba ñu mën a régler le problème de l'eau parce que vous êtes des citoyens d'égale dignité donc maire yi yor responsabilité la gestion des quartiers donc quartier bu amul ndox moom responsabilité am da ciy bokk donc loolu aussi dina bokk na ci suñu programme parce que suñu programme assainissement boo ko waxee mooy accès à l'eau mais également évacuation des eaux de pluie des eaux ménagères mais également créer cadre de vie boo xamante ni nit ñi dinañ mën a dund ci dund bu am solo donc di wax ni rek problème jeunesse bi wax nga ko donc ndaw yaa ngi fi kenn liggéeyu donc ci suñu programme am nañ un plan d'industrialisation de la ville de Thiès parce que chemin de fer duñ ñëw ba Balabé te kenn du wax chemin de fer ndaxte chemin de fer tey moo nekkoon le pôle économique de Thiès bu ñuy wax économie développement Thiès chemin de fer la woon mais boobu ba léegi gis nañ jafe-jafe yi nga xamante ni mu ngi ci te loolu aussi bokk na ci suñu yéene porter la voix ci autorités yi pour que chemin de fer mën a relancer waat en dehors chemin de fer am nañ yéene industrialiser Thiès espace yi nga xamante ni dañ koy jël di ko saax-saaxee di jël suuf si di ko jaay di ko jox ñeneen bëgg nañ fa ériger loo xamante ni askan bi yëpp ñoo koy bokk mooy def fa benn pôle économique boo xamante ni zone industrielle boo xamante ni Thiès waaye ñoo koy bokk investisseurs yi mën a ñëw partenaires yi mën a ñëw créer ay entreprises pour ndaw ñi mën cee gis seen bopp donc je pense que ni daal loolu la ñu amoon bi nga xamante ni moom la ñuy jukki ci suñu programme si problème yi nga xamante ni soulevé ngeen ko na seen xel dal ñun suñu yéene mooy defar Thiès suñu yéene mooy construire Thiès te yéene jooju xam nañ ni mën nañ ko xam nañ ko te am nañ potentiel yi ndaxte Thiès aussi waratul nekk fi nga xamante ni moom la nekkoon parce que Thiès dëkku Ibrahima Sarr
dëkk Ousmane Ngom donc vraiment war na toll beneen dayoo bu dul li mu nekk tey dénk ko ay nit ñu am valeur ay nit ñu dëggu ñi nga xamante ni seen wax ak seen jëf day méngoo loolu moo war a dañ d'abord ñu bàyyi politique politicienne bi politique gu digaate politique gu naxaate politique gu dundee askan bi je pense que ni waroo leen dundee mais da nga leen a dundal parce que li nga yor kas néew da nga ko war a jël boo taxee ni da nga bëgg a dimbale askan bi li nga yor nga war a jël defal askan bi mais waroo jël li askan bi moom di ko def si sa bopp donc ñun loolu duñ ci xaar kenn askan bi nag dafa jot ñu changer parce que changement dafa jot Cité Balabé gis nañ seen jafe-jafe yi nga xamante ni sunu maire yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon teg nañ leen ko loolu ñu dañoo bëgg a ñëw saafara ko te am nañ yéene am nañ pas-pas bi am nañ gëm-gëm bi loolu nag li koy wane mooy sama jàmbaar yi nekk ci comité électoral bi ñu ñëw si suñu waajur yi ñu ñaanal ñu conseiller ñu sensibiliser askan wi sensibiliser waa Balabé ndax ñu mën a voter la liste de l'espérance li may wax mooy liste naataange bi mooy liste espoir bi mooy liste bi mën a génne Thiès si difficulté yi donc daal maa ngi leen sant leen gërëm di kontaan bu baax monsieur le délégué bi jërëjëf. delloo njukkal Xaadimal Moustapha suñu yaakaar day Ablaye ñëw nga fa war a ñëw fekk nga fi ñoo war a fekk ñoo ngi lay dalal ak jàmm en tant que délégué de quartier waxuma chef de quartier délégué de quartier laa wax ñoo ngi lay dalal ak jàmm nii noonu la booy dugg ci kër da ngay jaar ci buntu ba su ko defee lu loolu rek moo nuy sag boo xam ne dana koy am ndax li ngeen di sàkku muy taxawu askan wi ci seeni war-war ñu joxe seeni war-war ci seen digganteeg seen nation ak seen gox waaye ñu wàllin cee delloo njukkal loolu kon ku koy sabab lu ne da nga koy dox day rafet nga ñëw ci ñi nga xam ne bu dégg ba cëg loolu mooy seen xalaat kon noo ngi rafet lu taxawaay bi xëy na gan la ci jëmm gisante waaye du gan ci sa jëf sunu borom la ñuy waxal ma ngi nuy dégg te dina wéet ak moom du wax mukk nit lu ko neex ci dara yëg nañ sa jëf pour Balabé yëg nañ ko feneen te loolu bokk na ci delloo njukkal ñi nga xam ne ñoo la fal taxawu leen Balabé nag lu simple la dañoo nekk léegi quartier dootuñu cité ku nekk xam na cité chemin de fer ni mu demee woon dara manqué wul woon léegi nag ay màggate fi dëkk ak seeni xale yoo xam ne ñii am nañu tuut lu ñuy jàpp ñenn ñi daan nekkuñu fi ndax ñàkk luñu jàpp lu taa ci dëkk bi loolee jàppale dëkk bi mooy suqaliwaat li nga xam ne mooy entreprise yi tax sunu doom yi mën a toog ci dëkk bi gox bi sécurité seen problème la ku ne dégg na fi catastrophe bi ne mi ngi fi am te mënuñ fi dara ndax ay mag fi ne gone yaa nga wuti lu ñu am bu dee sécurité nit ñi xam nañ loolu moo tax daanaka ku fi dugg raw ñoo ngi sant su baax nag ndax administration muy police ak ñi nga xam ne ji seetaan yi ñu dugg waaye loolu kuy toog ci réew mi war ngaa xam ne problème bu ñu suñu problème crucial la suñu problème crucial la ci ndox léeg-léeg ñoo am ay rupture ba bi ci mujj toog nañ 2 ans ñu borom dimbal nañu ñenn jàppal nañu waaye problème boobu ba tey dañu yaakaar ne mi ngi fi ci mesure yii li nga xam ne mooy forage bi dafa nekk ci biir entreprise ba amuñu ci accès en tant que habitant satudoo yi moo nekk ci dëkk bi di nu ravitailler sécurité ba ca am ci entretien amatul ku ne xam ne li xew léegi loo ko ñun dañoo toog ci xott nan lañu toog loolee ku ci toog faaw nga taxawal ci loolu benn ba sunu jumaa ji jullit du fi ñëw mukk te tàmbaleewu ma la ci wax la ne jumaa ji njàqu cheminot yi la ñoo ko defar ñoo ko kii waaye lot nañ ci lu ko entretenir ba toiture baa ngi daanu ay at a ngi nii ñu ngi ci mënuñu koo yeggale kooku lu ci waaye def ne suñu borom gis na ko suñu borom ngay defal ndox bala bi kese su ko defee loolee itam wax naa ci xale yi nga xam ne ñu ngi en chômage wax naa ci li nga xam ne mooy sécurité bi wax naa ci li nga xam ne mooy ndox mi ak sunu njaboot gi nga àndal man moo geertoo daanaka gis naa sama njaboot yu bari ñuy ànd ak yow kii xaw ma ne dañoo jógee ci wala dañoo bokk ci groupe bi waaye liberté wóor mooy
xale yi ku nu taxawu ci xale yi taxawuñu ci jumaa ji taxawuñu ci sécurité taxawuñu ci ndox mi taxawuñu ci dëkk bi itam ndax gis nañ ne fu ne ña ngi koy rebaptiser waat li nga xam moom la tubaab bi bàyyi. bala bi gii ba ma déggee bañ ko defee ne dañoo kii te ñun cheminot ci centenaire bi ñu defoon ba def tudde ko Ibrahima Sarr di jàmbaar joo xam dafa liggéey ba ñu war ko delloo njukkal cheminot yi delloo ko njukkal malheureusement transcrire ñu ko ci kay yi nga xam ne mooy kii kadat foofu nañu soppiwul kii moo tax ñu ne quartier bala bi di man en tant que délégué sama vœu bokk na ci ñu delloo war ko ci Ibrahima Sarr rue yi fi nekk yi ñu tudde woon kii ñu tudde ko ñi nga xam ne ñoo fi servir te nekk ci comme ñi nga xam ne ñoo ngi koy def ci noor bi sax ñu koy def loolu ku fi ñëw dina xam ci loolu beneen ba association la ñuy yore boo xam ne bii daanaka man maay njiit li de waaye ñooy tampon yi ànd naa itam ñoo xam ne ay kii nga xam ne moom la délégué baaxoo muy au conseil gis naa ne ñoo xam ne ñu ngi ci biir du ma lim ñooñee bu fekkoon ne teel na ñëw non seulement dañoo ànd ci délégation mais man dama leen di convoqué dañoo war a fekkee waxtaan bu may def leader bu fi ñëw jaar ci bunt bi nii laa leen recevoir wax la lii su ko defee nag sa jëf mooy feeñ ca biir waxin wa loolu lañ lay ñaan noo ngi lay sant la gërëm de ñaan suñu borom defal la nag dama jox suñu président nag mu sànni ci cadre ndax ñoom laay liggéey ñëpp laay liggéey waaye ci ñii lay jaar ñu xamante ni maire yi da cee am wàll donc di dalal seen xel di wax ni doléance bi ngeen ñu jox dinañ ko jël en compte pour accompagner leen ci jàkka ji parce que dama ni jàkka moom loo ci def quartier bi yëpp nga ko defal mënoo dugg ci quartier bi yëpp wax ak ñoom mais boo defee ci jàkka ji defal nga waa cité bi yëpp di wax ni rek xam nañ yéene bi xam nañ jàppale bi ñun nag suñu yéene mooy defar te vraiment am nañ ci yéen yaakaar ba lii ñuy wut di maire yi ñu mu war a am changement war koo dénk ñoo xamante ni yërëm nañ askan bi taxawu nañ askan bi jege askan bi parce que dama bëgg un maire doit être proche de sa population di leen déglu di waxtaan ak ñoom di saafonte ak ñoom li ngeen wax aussi ne quartier bi amul délégué de quartier bokk na si ñun ñuy def ay quartier de proximité responsable de proximité vraiment loolu di bés bu ñu nekkee maire jëriñ si taxawu gox bi am yoon bu am solo tali yi moom je pense que ni loolu mu ngi ci programme bi nga xamante ni moom lañ am mooy infrastructure pavage des quartiers mais également voirie bi ñu defaraat ko ba am accès facile parce que quartier yi dafa dañ ko xaw a enclavé ba transport en commun sax du fi mën a ñëw donc loolu am nañ yéene vraiment defaraat tali yi tey tali yi nag bu ñu koy defar il faut dama koy wax yooyu ay projet état la moo tax ñu ne dañoo nekk candidat ville de Thiès parce que boo nekkee maire ville si nga mën a dem négocier ak état pour ñu mën a indi les grands projets yi nga xamante ni état yor na ko bés bu ñu nekkee maire je pense que ni waa Cité ouvrière nañ ci gis seen bopp ndax fii am nañ fi ay soppe am fi ay mbokk am fi ay xarit pour que ñu mën a répondre seen jafe-jafe yi nga xam ne am ngeen donc dégg nañ lépp jërëjëf merci. wax ni rek daanu dajul dëpp peut-être tey la yàlla am occasion ñu gis leen mais xam nañ cofeel bi nga xamante ne am ngeen ko si ñun yàgg maa liggéeyal te gisante wuñu te ñëwuñu fi je pense que ne tey loolu xam naa fi ngeen ma teg suñu yéene actuellement mooy fépp koo xamante ni jigéen nekk na fa rek ñu taxaw fa waxtaan ak yéen ci programme bi nga xamante ni am nañ ko pour le développement de l'entrepreneuriat féminin parce que jigéen dañ ko war a defal promotion de son leadership jigéen dañ ko war a fulaal faydaal ndax yéen ñii ay acteurs de développement ay femmes de développement yi yéen a di capacité seen bopp ngir mën a autonome donc je pense que ni loolu bu ñu ñëwee fii fekk nga yor groupement boo xamante ni presque 120 membres ñoo si nekk loolu ñu naw loolu ñu am vision ñu am yéene ñu bëgg jàppale ci seen biir ñoo taxaw nii donc xam leen ni lii dugg na suñu nopp te dinaa fi yónnee koo xamante ni dina ñëw waxtaan ak yéen plus profondément mais programme bi ñu am nag dañ see am lu am solo loo xamante ni dugal nañ ko si pour accompagner jigéen ñi entrepreneuriat féminin moo tax ñu ne dinañ bés bu ñu faloo avec nos partenaires financiers bëgg nañoo fee def
benn fonds de solidarité boo xamante ni dañ koy wax banque municipale bu ko defee problème de financement dootu leen ko amati te banque municipale boobu du am garantie comme banque yi nga xamante ni moo fi nekk banque classique yi mais également du am benn intérêt boo xam ne dañ koy teg te yéen ñi nga xamante ni yéen a ma yàgg jàppale yéen a ciy nekk en priorité ndax xam nañ ne ay femmes de développement ngeen ci capacitation ngeen di liggéey ci autonomisation ngeen di liggéey donc di leen wax dara leen seen xel te loolu li tax nag mu mën ko réaliser mooy élection yii ñu mën a voter massivement sama coalition citoyenne ànd Siggil Thiès mu mën a nekk maire mën a réaliser projet yi jàppale leen bu baax a baax donc maa ngi leen sant di leen gërëm di wax ni nag su ma ñëwee fii ba cité ouvrière war naa wax ci programme bi aménagement parce que xam nañ ni am na problème mu assainissement bu tawee cité bi ni muy taawee mais également am na problème éclairage public mais nag surtout suñu cri de cœur mooy la relance des chemins de fer. chemin de fer lañu nekkoon seen borom kër yi seen papa yi seen wayjur yi ñun nag loolu nekk suñu préoccupation suba ngoon guddeeg bëccëg man nag ku ma xam ni je suis un homme de parole je suis un homme d'action le jour où je serai le maire de la ville de Thiès sama première préoccupation mooy teg table bi mooy la relance des chemins de fer les rails ñu mën ko teg ndax loolu moo mën a tax Thiès mën a nekk foo mu nekkoon ëllëg donc ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm. Autrefois, la ville de Thiès était très sombre, avec des gens qui ont pillé nos ressources, avec des gens qui ne sont que là pour leur intérêt crypto-personnel, qui ne cultivent que l'accumulation, l'enrichissement, la corruption, le banditisme organisé, l'ignorance absolue. Ablaye est venu leur dire non, ça va arrêter parce que je suis le digne fils de Thiès. Je suis là pour éclairer la vision de Thiès avec ses 100 mesures. Merci Ablaye. Thiès a besoin de lui. Thiès a besoin d'Ablaye, Thiès a besoin de ce changement. Wa kaana nabiyyan mutma'innan la Yàlla wax. Ku bëgg baax da ngay ànd ak ki baax. Ku bëgg changement da ngay ànd ak un digne fils de Thiès. 20 ans ñu nekk fi di jaay suuf si sonal waa Thiès Thiès am insécurité Thiès kenn xàmmeewul Thiès Ablaye est venu aujourd'hui suñu leader doxul naanul un homme digne un homme d'éthique oui Ablaye l'éthique c'est la manière de conduire notre existence dans le bon sens un homme d'éthique boole ci maire xale. waaw maire xale lañ ci ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal yàlla suñu frère Ablaye Dieye moo sama rakk yi dañoo bokkoon classe macha allah Ablaye sàccul doxul naanul fenul yaayam ak sama yaay ñoo doon ànd di dem marché bu sante macha allah tey ba yàlla may la li ca kaw ca kanam bu soobee yàlla soir 23 janvier dañuy déclarer Ablaye Dieye maire de Thiès te mu ngi ci dara loolu la ñuy ñaan yàlla waaw loolu lañ lay ñaanal yàlla yal na la ko yàlla may ndam incha allahu rabbi am na benn xale bu lay taasul fii nee na Ablaye moo suukar si ku ko amul doon dékki loolu dafa neex waaw. merci président. noonu la ñu représenté ci port ba nekk un acteur exemplaire Thiès nag dafa yàgg ci lëndëm ku nekk ñun ñëpp fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee on se connaît on connaît qui et qui Thiès waay nag li ma leen di wax mooy ñu ubbi seen bët ubbi seen xel xam ni il est l'heure de changer notre ville te suñu dëkk duñu ko changer di ko delloo ñu ko yoroon parce que ñu ko yoroon ku ne gis na li fi xew tabax sa kër dëkk ñu ñëw toj ko ñu ne la maire bee ko jaay diw ak diw ak diw te ñëpp xam nañ parti yi ñu bokk bu ñu bëggee loolu dakk fi nag Thiès retrouver son lustre d'antan parce que Thiès kenn mësul wax Sénégal te loxoom nekkul ca biir léegi nag Thiès mën nañ wax ni dafa dellu ginnaaw ci lu bëri loolu nag ñun doomu Thiès ñoo ko mën a changer li ñu ko mën a changer nag mooy ñu indi ay doomu Thiès yoo xamante ni yaakaaruñu politique pour dund mais dañu ñëw pour dundal dëkk bi ci seen doole seen xel ak seen xalaat te loolu mënuñu ko def lu dul dégager ñii fi nekk indi fi une nouvelle génération muy Ablaye nga xam ni moom suñu grand la mais suñu génération la mën nañ koo wax suñu xalaat te dinañu déglu maa ngi leen di woon nag képp ku dellu sa kër nga wax ak say yaay wax ak say frère wax ak say dëkkandoo ñu leen Thiès dafa la changement te carte bu bees bi bu baax bi mooy bii bu ngeen duggee muy communal départemental liste yëpp ngeen jël bii Ablaye Dieye jiite ngeen voté ko loolu lañ amoon luñ ci sànni di ñaanal Ablaye
yàlla sàmm la làq la fu làq yeggul ba fa nga bëgg a yóbbu Thiès yàlla dogal nga yóbbu ko fa ñu ànd ceeg yow. barakallahu fiik. ñu ngi nuyu ñëpp nuyu suñu yaay yi nekk si biir di ko ñaanal yàlla wér-gu-yaram ak fan bu gudd di wax ni rek kontaan naa ndax ku ñëw si say mbokk gis leen ñu taxaw mobilisé wu jàppale la si mission bi nga xamante ni moom nga am sa xel day dal li naan ku wàllu yàlla sa kër daa tëbb te loolu lépp su amee damay remercier sama frère Omar votre engagement votre conviction votre détermination n'est plus à démontrer. Vous êtes une personne mature, une personne qui sait engager des combats mais qui réussit des combats. Merci encore Omar. Donc ñu ngi leen di remercier di wax ne rek li leen wax mooy li am on a besoin d'un changement profond changement de comportement parce que ñi ñuy dégg war nañoo set parce que dëkk bii dëkk bu set la Thiès démb Thiès Ousmane Ngom Thiès Ibrahima Sarr donc je pense que ni tey dafa war a delloo foofu ndax si Ousmane Ngom dañu gën a gisee yenn réalisation naka suñu noonu sañuñu wax ak askan bi lenn suba ñuy def leneen donc nag looloo tax ñu ne kat suñu dëkk bii duñ ko bàyyee ñoo xamante ni seetuñu ñoo xamante ni amuñu xel mu rafet ñoo xamante ni amuñu vision mais également ñoo xamante ni amuñu maturité. je pense que ni sànq sama frère Ndiak bu fekkee woon ñu naan Ablaye Dieye amul maturité je pense que ni dina taxaw ne leen Ablaye Dieye est parti de zéro jusqu'à être parmi les premiers capitaines d'industrie au port de Dakar. je pense que loolu rek doy na expérience loolu rek doy na maturité et il le sait bien. Je suis quelqu'un de très légaliste. Je ne dois rien au fixe, je ne dois rien au port de Dakar. J'investis pour mon pays, je participe pour le développement de mon pays. On se sert, on doit servir notre pays, mais on doit pas se servir de notre pays. te ñi nga xamante ni ñoom la ñuy dégg dañuy servir askan bi di jël seen alal di si enrichir te dama jàpp ni maire bés bu ñu la falee fa nga yemoon boo wàññeekul warul yokk parce que kat dañoo war a def déclaration de patrimoine bàyyi ñi nga xamante ni dañ leen di dégg duñu am kër duñu am oto duñu am ay jabar bu ñu leen falee weer bi si bi njëkk di leen wut kër bu ñu leen falee weer bi si topp ñu takk jabar beneen bi ñu wut ay projet xaalis boobu fan lañ ko jëlee je pense que ni maire liñ lay fay indemnité bi ñu lay fay mënoo see réaliser yenn projet yi mënoo see tabax kër donc je pense que ni ñi ngi dégg nañu fekk ñu mën ba pare yéene askan bi ngir jàppale askan bi ñun nag loolu rek a tax ñu jóg ñu ne sommes pas des politiques defuñu politique politicienne defuñu politique bu xaste defuñu politique bu xuloo mais nag Thiès gii ñun ñoo ko moom te duñu nangu di ko dénk ay loxo yoo xamante ni loxo yu setul la donc loolu nag maa ngi wax ni waa cité ouvrière samay mbokk samay xarit yéene ñi ma am ci Thiès xam ngeen ko te je pense que ni loolu fierté la ci yéen tey président Abdoulaye Dieye nekk le maire de la ville de Thiès parce que vision bi mën-mën bi am bi am nañ ko mais yéene bi aussi parce que nit boo nekkee njiit da nga war a yéene sa askan da nga war a am la générosité parce que loolu yàlla moo ko digle nit da ngay dimbale parce que bu nee maire mën nañ ko tuddee mooy yaay mooy kii nàmpal kii yërëm doomam kii yërëm askanam donc maire yi vraiment loolu moo tax ñu ne daal ñun kenn li ñu yéene mooy ñu wax waa cité ouvrière ñu dem voté ji dugg si kër yi sensibiliser nit ñi parce que yàqkat yi nag ñu ngi fi ne bu ñu rombee rek ñoom ñu ñëw liggéey bu dul jeex ñun nag suñu programme bi ñu am ñu ngi koy copier-coller la ñuy def bu ñu waxee problème assainissement ñoom la ñu wax ñun la ñuy wax si santé la ñu wax problème éducation man maa fi njëkk ni su ma ñëwee dinaa renforcer école primaire yi par des panneaux solaires mais également par des forages puits parce que xam na ni école élémentaire yi problème bi mooy problème électricité des fois du ñu am ay moyens yoo xam ne dañuy fay ay électricité mais également
fii ci cité ouvrière bëgg nañ fi renforcer tabax fi école def fi CM parce que léegi fii dafa am une population boo xamante ni war nañu génn di wuti bi si biti donc daal yéen bokk na suñu yéene cité ouvrière fii bokk suñu priorité ci programme bi nga xamante ni moom lañ am ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm